télévision DTV. alors ci jamono ji ni ñu ko waxee noonu la Adama Barrow war na prêter serment ci ay simili yu néew fii ci Dakaaru xam ngeen comme ni ngeen ko xamee ca Gambie condition sécurité yi matewu ko donc loolu moo waral tey ñu jël décision def prestation serment bi investiture bi fii ci Dakaaru fi mu nekk nii nag ambassade bu Gambie fees na ak mbooloo ressortissants gambiens yi ñu ngi fi certains responsables ou bien certains anciens responsables de Gambie ñu ngi fi également alors ñoom ñëpp sëgala ci am président bu bees parce que li ñu xam ne rek mooy Yaya Jammeh 22 ans de règne yi mu def yëpp maanaam dëkk bi dafa dellu ginnaaw alors tey jii nag comme ni ngeen ko waxee sànq rek investiture bi tey la fi mu nekk nii officiel yi ñu ngi ci biir waaye nag li ñu ci war a suñu rek moom mooy presse bi ñu ngi ci biti donc loolu mooy li nga xamante ni moom lañ ci nemmeeku toute la presse nationale ak internationale ñu ngi ci biti RTS moom moo am accès ci salle bi nga xamante ni foofu la investiture bi amee jamono yi nag am na benn étranger bu ñu def ci benn salle en face de l'ambassade gambienne fi mu nekk nii presse bi fa la retiré wu pour mën a am au moins image yi avant laataa loolu nag def nañu ay réaction au niveau des populations des ressortissants gambiens waaye ñoom ñëpp fësal nañ seen mbégte ñëw ci investiture bi comme ni nga ko seen constitution maye donc ñi nga xam ne daal ne ñoom jàmm lañ ñaan seen réew fi ma nekk nii ak yow ak Mansour fi ma nekk nii am na benn ancien ministre des affaires étrangères bu Gambie bu ma nekkal boo naaw mooy rek impression am par rapport ak li xew tey ak xew-xew yi nga xam ne jot na am yëpp ci mbirum Gambie ak li fi am fi mu nekk nii nag xaaral ma jëm ko jege tuuti nit maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors naka nga gisee investiture bi tey ak ban réaction ngay am gannaaw buñ ko doole amal ko fii ci Dakar. xanaa lu di mbégte rek ci affaire bi parce que xam na ne ñun am nañ 22 ans ak Yaya Jammeh mais tey nag le 19 janvier dinañ am président bu bees ñooy Adama Barrow waaw mbégte rek fi mu ne nii kañ mbégte rek ñuy investir ko mun nekk le 3e président de la République ci Gambie. waaw su loolu weesoo nag ngeen di xaar ci président bu bees bi ak est-ce que yaakaar ngeen ni bu ñu defee investir bi danañ ko dem samp ci Gambie ci anam yi mucc ayib. waaw léegi am nañu yaakaar bu baax ci le nouveau président am na yërmande am na yar am na teggin nekk na koo xam ne dafa ñëw pour liggéey waaw te dinañ ko jàppale lu ñu mun pour mu réussir ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ko tànn pour mu def waaw. alors allo Mansour. waaw yow rek la ñuy déglu ko de. waaw ndax amoon laaj booy yëgal ci suñu internet bi parce que moom ak ay naataangoom ñu ngi fii di xaar d'un moment à l'autre ñu amal li nga xamante ni moom mooy investiture bi comme ni ma la ko waxee sànq Barrow ak officiel yëpp ñu ngi ci biir salle bi ci biir ambassade bi nekk tout xam naa danañ procéder li nga xamante ni moom mooy événement bi. waaw d'accord dina jësiwaat ci yow ci nees tuuti rek lu fa mënti nekk rek nga taatal ko jox ñu ko ñi nga xamante ni nag mooy suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy suivre Pape Ousmane yaa ngi doon addu tout à l'heure foofu point bu am solo déjà ñu ngi gis ni comme ni nga ko waxee donte crise am na ca Gambie mais gis nañ comme ni ko Codé waxee ni am na foule maanaam ay Gambiens yoo xam ne ñëw nañ ci ambassade bi pour wane ni au delà de lu ñu mën a wax yëpp gëm nañ ni tey seen réew war nañ ko mën a suqali ku mel ni ancien ambassadeur wax ni pare nañ pour jàppale ki nga xamante ni mooy le nouveau président te sànq maa ngi ko bëggoon wax sax dafa mel ni dafa ñëw ci loo xam ne idée dafa ma échappé woon mooy la personne de Adama Barrow quoi qu'on puisse dire muy président par défaut wala lu mënti doon tey mun nga xool ci miin nit koo xamante ni ku sedd la ku dal te en général leader bu mel noonu soo ko amee mun na gagner sympathie ñu bëri ñun soriwuñu le président Macky Sall lu ko waay bañ di nga nangu ni nit ku yaraloo calme ku dal même bu fekkee peut-être ay manœuvre politique ñu bëri ñu ngi jàpp ni c'est un fin politicien mais li mu wane visiblement mooy nit ku dal nit ku tey te lu mel noonu da nga koy retrouver ku mel ni Adama Barrow ça veut dire quoi ça veut dire que ni tey njiit bu yeggee ci à un niveau boo xam te ni war na mën a doon ku modeste ku mën a déglu nit ñi mën nañ am yaakaar ci moom que ni lu mu métti war na mën a relever le défi mais maa ngi doon ñëw sànq di ko bës te di fa dellusiwaat mooy et le Sénégal dans tout ça. lan moo war a doon question bu am solo ngi noonu. cëru autorités yi nga xam te ne tey ku mel ni président Macky Sall tey ci magistère am la lii xewee ban taxawaay lañ ci mën a am parce que on se rappelle même conflit bi muy am on se disait Sénégal na def ndànk parce que tey ñu ngi ci monde boo xamante ni ay jafe-jafe ci wàllu terrorisme ak yu mel noonu te bu yàggul dara ñu ngi doon Sénégal pétrole ak yu mel noonu on se disait nañ def ndànk ci coow li parce que mën na doon benn prox ndoll boo xam dafay permettre ñenn ñi ñu bañ a citer seen tur ñu dugg ci créer ay base diggante frontière Sénégal Casamance ak Gambie def fa seen on l'a vu ci yeneen réew yoo xam te ne bëgg ñu leen citer yu mel noonu ñu ko doon daw Sénégal je pense que c'est le moment également ñu fexe nu ñu mën a def surtout suñu njiit yi ñu ànd ak raison ak dal parce que c'est important et je me rappelle également à l'époque bi président Macky Sall doon wax ni
mu duñu bañ benn option ba nit ñi dem sax ba jàpp ni CEDEAO d'accord nañ ni boo moytu dinañ jël option militaire ñu bëri fii Sénégal dañ ne woon président Macky Sall dafa war a taxaw loolu bañ ko nangu parce que tey Gambie dafa nekk ci biir Sénégal lu ñu mën a lorlu le ñun dañ ciy ëppale et je pense que message boobu le président Macky Sall l'a entendu ce qui fait que coow li bëri woon na ci ay wax ak nangam mais jusqu'ici li ñu gis mooy que ni tey ak bakkan ànd na ci ñi nga xamante ni par exemple ñu jiite kuréel boobu et je pense que lu mel nii buñ ci soree Mansour dinañ mën a am li ñu bëgg comme ni ko Mansour wax Modou Mbacké waxee tey deret du tour darul gi mais ku mel ni jaaya ñu génne ko mais après c'est important ñu fexe nu ñu ci waxtaane daal di jàppale ki nga xam mooy Adama Barrow parce qu'il en a besoin muy lu am solo Pape Ousmane fi mu daanele muy lu am solo c'est vrai que am na noo xamante ni buñ ko taxawee rek mën naa jur ëllëg ak si biir ay jafe-jafe ay coono dañ koy wax nag un pays fait son histoire mais subit sa géographie tey Gambie tey fi mu féetee am na loo xamante ni tey bu fa dalee rek mënuloo bañ a gaañ tey Sénégal maa ngi koy wax sàng ci CEDEAO ñi nekk CEDEAO dañoo nekk ay njiitum réew te fi ëpp réew yi am problème ci Afrique dañoo nekk CEDEAO jëlal Nigéria ak Boko Haram toj na tasar boo ko xawee puus dugg Tchad dugg Cameroun tuutim yaa ngi gis Boko Haram dugg na fa nga wàcc sunu Afrique de l'Ouest gi Mali nord yu mel tas na wëncëg ak ña fa nekk ak ñoom seen nga wàcc Niger encore Guinée gii barki démb la ay góomam wér bu dee wér na bu baax Guinée gii ñaar yëpp nga xam moo ñu wër bu dee Guinée Bissau yaa ngi gis jamono yi Nino Fiera Ansoumana Mané nga jóge ca gis nga Conakry Dadis Camara bu yàggul la ay coowam jeex yaa ngi maanaam kon fi ñu toll ni Afrique mi ngi tàkk ci bépp boor roq bii Sénégal nekk moo fi des boo gisee maanaam CEDEAO dëgg-dëgg coolee fi nekk mais gëmul sax intervention militaire bi ni mooy solution neexu ko bu fekkente ne am na it ndax xam na ni porox ndool la gars yi dañuy profité gis nga Libye bi gars yi ne France ay dañuy attaqué Kadhafi la gars yi daw dugg fi nord du Mali te pourtant dañuy topp fi ne ni ñoom ñi ngi xaar ñi jaay armes yi ñi ngi taxaw di xaar jaadi sii ñi ngi taxaw di xaar bu nan bal sëf ñu tàmbali parce que ci jamono ji waasu rek ñu ngi koy wax naan ay gis nañu ay rebelles syriens ak yooyu noonu ñu ngi ñëw fële bon intox la wala du leneen waaye tamit war naa mën a tax ñu bàyyi cee man jot naa xibaar wér na wala wérul Yaya li ko wër ci armée bi mu yaakaar dëggum du ay soldats yi réewum Gambie comme armée bi mais ay mercenaires lañu jóge Libéria ak réew yi am coow te ku ne yàgg naa xam ni Libéria dafa nekkoon ci guerre ba génn ca mercenaires yu bëree bëri ñu ngi ci sous région bi di business ñoom itam yor seen i wala dañuy entraîner comme ay militaires mën a manipuler Kalachnikov voilà mën a dawal char de combat di la xaar nga ñëw fay leen ñu ànd ak yow kon dañoo war a tey ci intervention militaire bi ci Gambie ci moment bi ñuy wax naan Sénégal gaz daf fi feeñ ak pétrole ñoom seen sunu gànjar mi ngi tàmbalee meññ dañoo war a xam suñu tànk fu ñu koy teg. waaye tamit bu ñu fàttee benn point boo xamante ni bu am solo la. Gambie c'est vrai que neexul ba neexul mais nekkoon na benn genre góom bu nekkoon ci biir Sénégal. sur le plan économique parce que indi woon na benn rupture tey jii. ci diggante partie sud bi lu jëm ci wàllu Casamance. parce que bari woon na loo xamante luy xew ci bag ba wala jeneen wàll gi. indi woon na ay soxite yu bari yoo xamante ni ci économie bu Sénégal. moo tax problème bi du Gambie mais Yaya Jammeh la. Yaya moo ñëw fekkoon li xewoon Casamance tàmbali atu 1981 jàpp 82 mu dolli xar mi karaw di jox rebelle ay armes maa ngi koy wax sàng ni gis nga léeg-léeg sax mu am ñu jàpp en otage MFDC ba muy dox dëgg di jàpp en otage ay nit dañuy dem ba Gambie fa leen di bàyyeem yaa ngi fi doon dégg les 9 démineurs yi ñu fi jàppoon ay jamono ba leen di libéré dañoo dem ba Gambie leen libéré kon xanaa dañu dencoon Gambie ndax ngay jàppee nit ci biir Sénégal di ko libéré ji Gambie kon kay bi nga ko sàccee bi nga ko jàppee da nga ko dugg ak moom Gambie kon Yaya Jammeh moo nekkoon problème mu Casamance te nag moo tax Sénégal dafa nekk dans l'impasse benn Jammeh noonam la xam na ko te bëggul am problème askanu Gambie wi en tant que tel mais Yaya Jammeh moom noonu Sénégal la ndax moo nekkoon di ëf ayu Casamance fi président Macky Sall def na ci foofu effort bu baax a baax moom itam day profité fi ñu toll nii nag ngir jéem a fexe jàppale Barrow mu installé wu bu ko defee nag ñoom ñaar bu ñu àndee liggéey je pense que Casamance lan fay séntu muy jàmm dana mën a am te loolu c'est important am na benn point bu Pape doon wax sànq bëgg naa ci dolli tuuti li mu doon wax dafa am solo mooy après Jammeh Barrow bu ñëwee dana am lu rëy li koy xaar lu rëy moo koy xaar te lu rëy li koy xaar bokk na ca ni askanu Gambie encore du ma ko tudd mais foofu dafa tàmbali am problème mu ethnie waaso rawatina ci biir armée bi ak yëpp voilà Jammeh dafa ñëw am ni kat mu ni waaso wii mooy waaso sàngam waaso wële da leen di wayfal kon moom bu ñëwee am na lu ñuy xaar ci liggéey bu rëy moom Adama Barrow ba pare aussi koom-koomu Gambie dafa na sax
foofu tamit ñu ngi koy xaar mais nag Barrow je pense que tamit am na expérience malgré que nekkul woon homme politique mais li ma gëstoo sànq ay mbiram Barrow yàgg na dugg ci parti politique depuis 1996 la nekkoon trésorier UPD ci benn parti bi nga xam tey ñoo ko ngeem ñoo ko opposition ñu ci réewum Gambie ba pare businessman la bi muy jàng Gambie ba romb cycle primaire am dafa continuer waat bi mu demee ba war a continuer jëm mag dafa dem Londres en 2000 fa la jànge ba am diplôme ci wàllum immobilier mu ñëwaat Gambie di investir fi ñu toll moom ki nga xam ne Adama Barrow bokk na ci ñi ëpp alal ci biir Gambie ndax ay taax la yor dafa xam sax fu mu nuroo ak président Trump bu États-Unis Trump businessman la mbirum kër la yëngatu Barrow businessman la ci kër la yëngatu te ba pare aussi mu yokkal la ci Barrow mi ngi juddu bi Gambie amee indépendance 1965 année boobu la judd moom Adama Barrow moom itam kon dafa mel ni alternance moo tàmbali am ci réew Afrique yi am na nag leneen lu aja jàng ci Afrique daañu ci ñëw léegi incha allah. daañu ci ñëw mais su bëggoon également ñëw ci Modou Mbacke wax na ko te am solo ci wàllu waaso bi je pense que ni fii Afrique am nañ exemple jarul jéggaani ku mel ni Nelson Mandela on se rappelle bi ñu koy tëj ak bi ñu koy génnee coowal waaso yi dafa amoon mais bi ñu ñëwee lan la woote unité vérité réconciliation daf ko réussir mais ci kaw lan le pardon et c'est important baax na ñuy promouvoir lu mel noonu te li nga wax sànq dafa am solo c'est-à-dire Sénégal du ennemi wu benn yoon Gambie le peuple Gambie mais Yaya Jammeh moo nekkoon coow li on se rappelle dañ daan def tooxi doon ak Casamance ñu dem Gambie mu téye leen rawale leen yooyu yëpp xam nañ ko c'est-à-dire jógee fii Yaya Jammeh ci Sénégal wax dëgg neex yàlla soulagement la ci ñun Sénégal ak ci peuple gambien maintenant coow li mooy lan naka lañ mën a fexee ba loolu ñu jëlee ko fi mu doon lu war a doon loo xam te ne war na mën a gàllankoor ñaari réew yi je pense que stratégie yi foofu lañ ko war a mën a apporter mu bañ a doon loo xam te ne comme ni ñu ko waxee ni fitna buy jur laalaale population yi indaale fitna joo xam te ne duñu xam ni ñu koy réparer mais le cas de Yaya ñu régler ko d'une manière boo xam te ne du affecté kenn et c'est important mais tamit li nga wax sànq Modou Mbacke loolu tamit dafay baax ñu ñëw ci mooy comme li mu wax sànq ni maanaam tey ban jàngat la ñu war a mën a am ci coow li juddu ci Gambie ak ni ñu gisee les chefs d'État ci kuréel gi ñu booloo ŋànk ko am benn say bu ñu def ne lii lañ bëgg dem ci c'est important parce que soo xoolee histoire un peu am na yenn réew yoo xam ne xëy na ñu ngi woon ci difficulté yu mel nii mais est-ce que déggoon nañ ci CEDEAO pourquoi def ñu ci ay intervention il faut que tamit ñu xam ni ci biir loolu aussi dafa am genre parti pris et également la mainmise des Européens xam nga lu mel noonu boo gisee muy écœuré yenn observateurs yi mooy que ne ñooy genre yi nga xam dañu nekk ci ginnaaw di xam ba parce que boo gisee tey Yaya Jammeh muy décréter état d'urgence mais bi mu ko justifié lan la wax parce que jàpp na ne occidentaux yi dañu dugal seen loxo ci processus électoral bi ingérence bi ñuy wax te loolu c'est-à-dire dafay jafe pour nga dàq ko parce que gis nañu ni à tort à raison d'ailleurs nekkuñu fi pour dëggal li Yaya wax mais tey boo jëlee fu mel ni Jean Ping élection yi au Gabon on se rappelle bi mu nangoo ne bi mu sàkkoo pour ñu recompter waat voix yi mais occidentaux yi dañ ci taxaw ba mujj nañu recompter mais cas bi mënuma méngale mais c'est-à-dire yooyu yëpp ay jàngat la yoo xam te ne yaakaar naa bu ñu génnee ci crise bi na am lu bëri loo xam te ne dina ko yee parce que am na ci ay vraiment ay questionnement yu bëri yoo xam te ni te jàngat boo xam te ni chef d'État yi war nañ ko am xam ne tey Afrique moo ayee comme ni ñu ko waxee mais il faut que tamit leadership bi ñu war a am askan bi def xaare il faut que ñu taxaw ba mu matee sëkk ba xam tubaab bi du saa yu ko neexee jàllal ñu xam bu fii fay fee yëkkati fii selon seeni intérêt ñu ñuy manipuler gauche à droite je pense que di nekk loo xamante ni ñun ñoo ci tiire ay njariñ parce que dañ ko wax sànq lu jëm ci wàllu toujours cas Adama Barrow l'après Jammeh Barrow contexte bi mu ñëw nekk na contexte boo xamante ni contexte bu métti la parce que tey jii fekk na peuple gambien bi mu nekk arrivé à maturité dañ dalal fii doomu Solong Sendeng mi nga xam ne mu ngi juddu ba nga xam ne ba ñuy faat bàyyam ba nga xamante ni autant pour moi jafe-jafe yi nga xamante ni Jammeh mi ngi falu en 94 voilà 22 ans au jour pour jour aujourd'hui tey jii kooku yeewu ba di wax ci loo xamante ni Jammeh loo xamante ni ni ko attention boo tey jii boo deful loo xam ne lu jaar yoon la tey jii Afrique gis nañ ko fii ci Sénégal que ni ko fi naree tripatrier wala nga def leneen ndaw ñooy jóg gis nañ société civile africaine boo xamante ni vraiment c'est en éveil taxaw nañ tey jii ba lépp loo xamante ni rek lu war a mën a jural askan wi jafe-jafe ñu taxaw ci xat seen au Burkina Faso. voilà ak bale citoyen ñëpp ñu ngi ci. parce que léegi li nga wax moo ci am Afrique dafa toll ci maturité sunu askan yi ndax boo gisee tey li nga wax sàng doomu Solong Sendeng bi ñu rayoon papam tey doom ji màgg na te mi ngi judd ci at bi Yaya Jammeh di coup d'état xanaa xamoo Jammeh ñu ko gën a mere mooy ñu juddu màgg fekk ko fa ñu juddu màgg mais mel ni tawoon Sénégal amoon na fi ay temps président nekk fi nga juddu
ba màgg xam moom rek ngay xam dalee dem ba da ngay maar li naa noona maar mooy am fi ne nii Adama Barrow fi mu ñëwee tey fekk na askanu Gambie tàmbalee yeewu am na temps jàppoon nañ ni kenn du génn jàkkaarloog jaami naan damay manifester ndax boo manifester mu faat la mais dafa dem ba askan wi dañoo yemale faatu ak ba loolu moo taxoon dem ba rey gi bari woon Gambie mais dafa dem ba jàmmee xam ni kon min ni kat li ëpp na su ma bëggee ku yëngu ma rey dinaa rey ba jeexal waa Gambie finalement daa mujj sax xaw a wàññi un peu di jàpp di yóbbu prison ak di leen xaw a sànq ndànk-ndànk dem na ba xaw a wàññi mais kon Barrow fi mu ñëwee nekk na foo xam faaw mu tey xam ne muy doxee dégg naa nag ñu bari di ko ŋaañ ci communication c'est vrai du communicant parce que état dafa jafe waaw état dafa jafe état yombul waxoon naa ko ma ne état du business du entreprise bu ndaw réew la kon dafa am na war a communiquer mais je pense que léegi xamaat na fi mu te tànkam léegi ndax gis nga ni mu soppi ko parce que communication peut-être bu ñu koy accusé ci communication yàlla moo wax ndax xam na ni kon léegi daa war di noppi moom di bàyyi yenn yi muy jàll kon am na staff bu war di wax je pense que noonu mu amee staff bu war di wax noonu lay demee ndànk-ndànk ak ñi ko wër yàgg xam état parce que yàgg na am ay anciens ministres àndoon ak Jammeh xam nañ état mu mën koo jàppale mu mën a suqali Gambie te moom comme que askan wi ko fal bëgg ko am na chance boobu tey ndax ñëpp dañoo wax ni comme que moom businessman la mës sa fës ci wàllum politique donte daana politique mais am na jikko yu ñu xam ci moom mooy ko nangoo liggéey la ku dal la ku discret la ci ku bari maanaam ku xam koom la ci nit buy yëngu ci foo fekk ab commerçant day bëgg jàmm baax na kuy jaay bëggul ay ndax bu ay amee du jaay lu esprit boobu mooy ne ci moom man jàpp naa ne bu ko ñu ko war a jàppalee Gambie dana mën a am avenir bu baax incha allah lépp nag ci kaw dal ak tey moom ñu ngi doon wax léegi tout à l'heure ci wàllu communication c'est pas un bon communicant c'est pas nous de juger mais en tout cas gis nañ que ni peut-être ay actes yu mu posé bokk na loo xam ne moom précipité tey jii ba ñu yegg ci situation bi moom tamit ak ñenn ñoo xam ne du moom kese parce que Jammeh ñu bari dañuy yaakaar ne dañ ko poussé à bout ba tey jii mu taxawaay bi mu xamante dafa taxaw bien sûr am na ci ay spécialistes yoo xam te ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu communication yu ko décortiquer wax ni ci peut-être ci premier faille bokk na ci on se rappelle bi muy jàkkaarloog taskatu xibaar yi juste après bi ñu proclamé ni moo gagné élection yi donc ci kàddu yu mu doon yëkkati xëy na ñu bëri jàppoon nañ ni dafa précipité li nga xamante ne mooy peut-être ci liñ koy njëkk a xaaree ginnaaw bi ñu ko investir waxoon na ni il faut ñu def état des lieux te ku ko wax di nga càmbar yori ni ki fi toogoon dégg nañ ci waaw liñ koy tuumale ay tout te moom ku mel ni Adama Barrow quoi qu'on puisse dire du nit koo xamante ni disons xamul Gambie parce que ku dem ba waaw poser sa candidature quand même am na loo xam ak ni ñu koy waxee akus néew ci Gambie donc yooyu yëpp boo ko càmbaree gis nañ ni peut-être loolu bokk na ci li nga xamante ni xëy na moo tax ba tey Yaya Jammeh ni mu tourné changé et tout yëpp ci wàllu faille communication mais toujours est-il que comme Modou Mbacké wax sànq ci la personne de Adama Barrow nit koo xam te ne tey par exemple ni ñuy jamee koomu Gambie ni dafa doon réew moo xam dafa ndóol réew moo xam ne ñu ci ëpp ci population yi dañoo ñàkk muy koo xamante ne par exemple dafa yëngu di businessman yaakaar naa loolu c'est un signal fort pour dire que ni peut-être kuy ñëw la pour liggéey mais peut-être boo xamante ne su ma koy xalaat ci ñaari axe lay doon mooy fexe ba unité bi ñuy xaar ci Gambie waasoo beeg yooyu mu fexe nu mu ko réussir waaye fexe aussi nu mu relever koomu Gambie bi ba askan wi nga xamante ne xëy na ndool nañ sonn nañ ñu mën a gis seen bopp ci politique je pense que ñaar yooyu bu ñu taxee parce que soxla nañu liggéey parce que Gambie il faut le dire toll na ci jamono boo xam ne xëy na nattaguñu tolluwaayam jamono ci wàllu koom mais sûr mooy jamono ji gën na pire te loolu il faut mu am benn président bu am vision bu nangoo liggéey am équipe boo xam dafa nekk ci ginnaawam vraiment topp ko ci dynamique boobu ñu fàtte këral yi nga xam amoon c'est vrai que ne du jafe dina doon lu jafe parce que voilà 22 ans du ñeenti fan du juróomi fan mais je pense que avec bu ñu fekkee am nañ courage am volonté et je pense que loolu la ñu waneegum parce que comme ni nga ko waxee sànq boo gisee ku mel Adama Barrow depuis boobu ba léegi noppalu déjà soo xoolee ci kanamam sax da ngay sentir nit ku sonn la parce que depuis boobu ba léegi mu ngi ci pression parce que xaaruñu woon ni lu mel ni dina am damay insister ci loolu parce que loolu mooy indi peut-être xëy na lu mel nii yëpp communication bi c'est de manière précipitée parce que boo déggee yéen da nga xam ne lii c'était pas préparé mais bañ demee ba commencé gindee ko xam ne ñoo yor pouvoir bi foofu lañ commencé nag di concerté wu di xool naka la ñuy wax ni ñu génnee je pense que ci logique boobu buñ ci demee Mansour yaakaar naa fii des années dinañ gis fruit jiital ku mel ne Adama Barrow ci réew mi nga xam mooy Gambie mun Mbacké dama bëggoon a del sa yow ci benn point rek ñu delluwaat tuuti ci ginnaaw par rapport ak li xew démb ci guddi ba ñuy wax kër yi similé décédé Yaya Jammeh ba yàgg ñu dégg médiation bi ñu ko déggee ñu dégg tur Mohamed Ould Abdel Aziz turam woowu waaw bettu la bettu ma bett na ma ndax xam nga ni Yaya Jammeh soldat la Mohamed Abdel Aziz aussi soldat la moom itam bi mu ñëw ci réew dafa coup d'état yàggul dara maanaam man maa ngi wax ni Afrique bi soldat ñemee nguur
la Afrique tàmbalee bari problème maanaam dañu ñam nguur ñaata réew nga fi mën a lim tàmbalee ko ci Mauritanie googu Mokhtar Ould Daddah lu mu defoon coup d'état ñoo ñëpp coup d'état moo ko fa jëlee demal Algérie Égypte demal Congo Denis Sassou Nguesso demal Guinée équatoriale demal Centrafrique François Bozizé ak Anne Félix Patassé seen coow ba léegi moo fa maanaam ci fi ni léegi métti mooy les militaires la plupart bu ñu jëlee réew dañ fay créer problème guerre civile boo demee Congo xam nga boo demee fi nga xam mooy Rwanda aussi malgré du coup d'état bu métti mais mbirum soldat dafa dugg ba la fa xew gis nga la fa xew mbirum waaso encore gis nga Égypte ba yaa ngay tàkk jeexagul gis nga fi ñu toll nii Centrafrique am na fa xeexu diine fi ñu toll nii te pourtant koo fa indi François Bozizé ak Anne Félix Patassé moo ko fa indi woon itam mu doon coow yoo xam toujours ba soldat yi ñemee nguur ci Afrique la Afrique tàmbalee nëx moo tax nag diggante Mauritanie ngoogu ka fay dox tànk jàmm tey ci jàmme xaytam la parce que ñoo bokk gis-gis ñu naatangoo waaye ndax dana trouver solution mooy son problème ba pare mbir moom li ma ci xaw a bett mooy encore Mauritanie bokkul CEDEAO te ku ne xam na Sénégal ak Mauritanie léeg-léeg ñu tegan itam dënn coolee fi nekk mais ba léegi ñu ngi nappante surtout licence de pêche yaa ngi koy gis tout le temps gis waa Mauritanie teg loxo ay nappkat sénégalais loolu ba tey ci wàllum diplomatie yi ngi rafetal rek waaye au fond am na ay voilà loolu dañ koy nëbb fi ñu toll nii waaye xibaar ba day Mauritanie mu ngi fay coow ba président Abdou Aziz moomu yónnee na ndaw président Macky Sall ni ko lii ngay wax naan maa ko moom kët Sénégal gi nekku fi waaye maa ko moom tan léegi loolu fi ne ñu ngi koy nëppal waaye bul xam léegi nag CEDEAO tey bu Sénégal ñëwee président Macky Sall nekk leadership CEDEAO di am baat ci CEDEAO waa Nations Unies jox ko baat mu am fa cër ci Nations Unies muy membre nekk ci conseil de sécurité bi nekk fi membre non permanent loolu lépp dafa doon loo xam tey day xaw a naqari ñi bëgg CEDEAO ci amoon ñol-ñol ak Sénégal mbi ne nii Mauritanie man dama jàpp ni boo gisee muy bañ intervention bi am bëggul ñu naan kër li xewoon Gambie Sénégal moo jiite opération bi boo ko réglé ndax kon day jox Sénégal ci positionnement ci biir Afrique fi ñu nekk ni benn leadership te loolu xëy na dana xaw a naqari waa ji nekk déjà Sénégal am na leadership boobu parce que tey jii bu ñu xoolee dëndub Afrique Sénégal moom rek moo fi nekk dëkk boo xamante ni je touche du bois bu am stabilité boo xamante ni que ça soit donc sur tous les plans ba xamante ni tey jii yenn taxawaay bu mënee am moom mu mën a addu yëkkati kàddu boobu peut-être bu yëkkatee nit ñi mën ko déglu ndax Sénégal tey jii mu am chance boobu noonu loolu moom suñu chance la yaakaar naa ne ñaan yàlla mu jëm kanam parce que même au-delà de am chance mu doon réew mu stable mais gis nañ aussi président Macky Sall ci yenn coow yi amoon ci Afrique yenn réew fa dem vraiment wane ci benn taxawaay ba coow loolu fay Burkina Faso on se rappelle bi muy jiite li nga xam te ne mooy CEDEAO donc loolu mel noonu dafay feeñ comme ni ko Modou Mbacké waxee ku mel ni Mauritanie jegeñu quand même il faut le dire donc coow lii bu amee dét boobu léegi dégguñu ko ci ba à la dernière minute gise boo xam te ne moom Barrow ak président Macky Sall ba léegi xamuñu lan moo fa filtré lan moo fa génn bon ay questionnement la man bi ma déggee Mauritanie daf ma surprendre parce que ku xam comme ni ko Modou Mbacké waxee léegi historique gu Mauritanie ak comme ni nga ko waxee genre guerre froide boobu nga xam te ne xëy na ñu ngi koy entretenir ci wàllu woowu dégg nañu bu yàggal ci coowal pétrole bi ñu jàpp ni ci seen surface la tey ñu dem ba koy dégg ci wàllu médiation ça veut dire que ne peut-être xëy na bëgg na bañ a maanaam bañ a des waaw bañ a des ginnaaw mais toujours est-il que c'est de bonne guerre li am solo te man jàpp naa ni loolu moo ñuy différence ñëpp mooy que ni lu mënti doon nañ jàpp ni Gambie ci biir Sénégal la te bu tàkk ba lu fa mënti am ñun Sénégal ñoo war a njëkk a jiitu ci fexe na mu fayee fexe na mu jekkee na mu rafetee keneen kuñ ci fekk di dimbali nañ xool bu fekkee c'est de bonne foi bismillah parce que ubbi nañ suñu boot dañ de nekk ci jamono joo xam te du jamonoy tëju dañu war a ubbeeku mu ubbeeku bu intelligence boo xam dafay ànd ak intelligence duñ nangu lu ñëw rek nga jël parce que monde bi moo mel noonu dañ toll jamono joo xam te ni waroo def confiance à tout le monde mais toujours mënoo tëju waaye waroo jox confiance ñëpp ubbeeku bu ànd ak xel la ànd ak xarañ ànd ak xàmmee ak ràññee loolu je pense que suñu leaders yi buñ ko comprendre lu bëri vraiment duñ ci dugg ci ay ndax yaakaar naa ñu bëri Senghor bi mu koy wax enracinement et ouverture ñu bëri dañ yaakaaroon sur le plan culturel la ko waxee maanaam ci wàllu caada ak yooyu noonu alors que enracinement li nga doon nga xamante ni moom nga fexe ba dëgg voilà ànd ak keneen ca la mu nekk keneen mu ñëw au moins nga xam nga fekk nga waajal ba moo nooy ànd ak moom moo tax li nga doon wax sànq c'est important ci mbirum Mauritanie intervention bi mais nag man jàppoon naa ni Yaaya dina ko déggal mais jusqu'à présent man damay jàpp ni Yaaya déggal la gudd Abdoul Aziz ndax bu ko déggaloon waxtaan wi président Aziz ñëw def fii ci aéroport daanaka 1h du matin nga xam sonn na ci loolu ni ma gisee ba léegi dara génnu ca dara génnu ca je pense que nag loolu mën naa am ba moo tax ba CEDEAO attaqué wul
ndax tamit comme que CEDEAO ay bi arrangé wu ko bali arrangé wu ko bu amee ku taxaw kooku xaw a joxe tuuti yaakaar te leen waxtaanee mën naa am moom solution daañu ko diglu mais jàpp naa ne buñ sampee Adama Barrow tey à 16h Adama Barrow faaw mu taxal gouvernement. te bu gouvernement xasee taxaw nag foofu la ñuy xamee nag kii président Jammeh dana génn palais ci nii mbaa ci naa dañu taxawal ka fa nekkoon yore armée bam ministère ku mën a doon dana génn able maanaam il faut parlement ba tamit bu ko neexee da koy tas. kon Gambie day amaan diglu yéen. ci lay gën a mën a am sax légitimité au moins pour mën a ñaan yenn ndimbal yeeg yooyu. parce que bu baax c'est un président élu. voilà alors que fii fi mu toll nii c'est le statu quo. fi mu daal dans quelques minutes wala quelques heures. Gambie lépp dina mën a leer. Jammeh mi ngi biir Gambie bu Adama Barrow nekk ñu réewum Gambie xanaa du toog Sénégal rek bëgg gouverner Gambie à distance. il faut mu dem biir Gambie nag taxawal gouvernement ci sa boobaa la ñuy mën a xam nag nu muy def ak Yaya Jammeh. je pense que le conseil spécial sax joxoon na ton parce que bi ñu jàkkaarloo tas xeeb loolu la waxoon. mooy que une fois que ñu investir ko dañuy am benn gouvernement bu bees. voilà vraiment commencer liggéey bi. donc ce qui fait comme ni ko Mansour waxee c'est sûr que ni tey bu ñu ko investir. il devient le président élu démocratiquement par les Gambiens. donc ce qui fait que da koy jox pouvoir. yi ko constitution bi may ngir mu liggéey vraiment comme ni nga ko waxee bu jaree mu tas assemblée nationale mu tas ko kon boobaa couvre-feu yi ñuy wax disons kii ni ñu ko waxee état d'urgence ñuy décrété yëpp du doon mais le cas Yaya Jammeh ma ciy taxaw tout le temps parce que coow la loo xam il faut que ñu régler ko buñ bëggee tey ku mel ni Adama Barrow mu mun a gouverner dans la quiétude vraiment am état d'esprit bu ko mën a may mu régler situation yi il faut que ku mel ni Yaya Jammeh dañ koy régler maanaam ñu téye ko ci benn lieu bu sûr bañ wóor nañ fi mu ne nii teg nañ ko loxo maintenant buñ ko tegee loxo ba pare ñi mu doon liggéey ndool c'est sûr que dina am ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ko fidèle ñoo xam ne dañ topp Yaya jusqu'au bout parce que bu ñu fàtte occulté dañ koy wax am na amul le côté mystique de Yaya Jammeh parce que jusqu'ici ñu ngi laaj fan la nekk da ngay dégg tey ñu ne la jël na mu ngi aéroport ñi naan mu ngi jëm Maroc ñi nangam c'est-à-dire fan la ne ñu bëri dañ naan des fois mun naa réer ambulance ñi naan xam nga c'est-à-dire maîtrise de l'information ba léegi doo xam réellement où est-ce qu'il est lan lay préparé c'est tellement difficile ba boo xoolee te lu mel nii mu ko doon waaj di ko sóor parce que tey un Yaya Jammeh boo xoolee parce que bàyyi leen xel même ba ci campagne bi ñuy def campagne électorale un Yaya Jammeh dañ ko gis mu xaw a changer position ci waxin ak ci démarche mel ni koo xam te ne dafa sentiroon dafay ñàkk ku mel noonu nag bu demee ba sentir dafay ñàkk mu dem ba ñàkk ak li ci am yëpp c'est un soldat dafay xalaatee comme soldat lu ci nekk da koy tactique dafay teg mën a manipuler information donc yooyu yëpp dafay baax kuréel gii di CEDEAO ñu bàyyi ko xel intégré ko xam ne il faudra qu'on règle le cas de Yaya Jammeh bu fekkee ne bëgg nañoo may Barrow mu mun a toog dans la quiétude xool réewam ñu xool ko xool yan yoon la mën a jaar ak ñoom fan la bëgg a taxaw pour suqali réew mi loolu mun ñu ko def fii ak Yaya Jammeh mu ngi Gambie occasion la sax yaakaar naa ci CEDEAO au moins pour ñu joxe pour au-delà même de Jammeh benn échantillon la rek bu ñu représenté ëllëg ak si biir joxe ci exemple maanaam tey jii CEDEAO taxaw ci ni ku def nii Jammeh def rek ëllëg ak si biir nii la ñuy def ak yow yaakaar naa ni occasion la boo xamante ni CEDEAO waru ko loolu moo tax CEDEAO sax xatank tubeem ci li xew ndax tey CEDEAO cëram daf ci bokk ci sàmm état yi dafa am ay convention yoo dañ koy signé léegi sax dem nañ ci ñaari mandat yaa ngi gis Sénégal président Macky Sall gis nga ko loolu fi ne waa CEDEAO ñoo def seen ay règlement convention ko signé da nga respecté règlement yooyu mooy duutoo mën a dépasser ñaari mandat boo defee coup d'état doo bokk ci ñoom da lay génne maanaam ay daan lan tàmbali tey li tam la daf ci bokk respecté démocratie daf ci bokk ku nu gagné ci élection da nga fay jóge ci nii mbaa ci naa gis nga ko ak kaw Blaise Compaoré bi président Macky Sall dem pour CEDEAO moom itam na nga xam ne Sénégal gi ku fi ñëwaat ëllëg it bëgg a def naka suud noonu CEDEAO mooy ñëwaat intervenir dafa doon kuréel boo xam dafa tàmbalee li nga wax nii dafa am réalité dafa am beneen réalité bu ci nekk boo xam dafay jafe bu ñu respecté ko dama jox benn exemple tey bu fekkee ne benn réew bu mel ni Mauritanie bokkul CEDEAO waaw te si seen demalante ak ñëwante am na ay intérêts yu ngeen di préserver mais kooku est-ce que nga dàq ko CEDEAO dina ko saf voilà est-ce que sax di nga mën a am possibilité sax ne ko dinañ la teg daan bi d'autant plus que xam nga ni soo ko defee moom mën na la téye ci benn ci say intérêt en fait loolu daf ci am moo tax nga gis yenn chef d'état yi ba léegi yow am na ay chef d'état yoo xam te ni ils ont fait plus de 34 ans au pouvoir mais bëri nañ ci ba léegi ñu ngi agrippé au pouvoir on se rappelle bu yàggul Paul Kagame changer constitution pour toogaat fii ak 2034 te yu mel noonu am na fi c'est-à-dire yu mel noonu CEDEAO je pense que waroon nañ ci mën a statuer mais jusqu'ici dañu am ay limites seen limite xam nañ ko au-delà du fait que dañu war a limiter les mandats mais dafa am loo xam dafa nekk ci suuf mooy les intérêts entre réew sur le plan économique sur le plan disons loo xamante ne xëy na ku ci nekk da ngay préserver say intérêts te loolu yëpp dafay nekk enjeu ce qui fait que
temps boobu peut-être CEDEAO di am pour ñenn ñi. du ko mën a am pour ñeneen parce que dafa am ay jeux ay intérêts yu nekk ci biir. moo tax foofu tamit dafa am problème. C'est vrai Pape li ngay wax ni c'est important. parce que CEDEAO tey dafa mel ni dafa am léeg-léeg paaka ñaari boor. waaye dama koy comprendre léeg-léeg fi ma koy comprendre mooy am na réew yoo xamante ne bi ñi gën a métti seeni président yàgg ci pouvoir bi ñooñu bokkuñu CEDEAO ñenn ci ñoom. boo jëlee kaaw Paul Kagame moom ngay wax. nga jël kaaw Paul Biya aussi. les deux Paul. aguñu bokkuñu CEDEAO moo tax benn côté CEDEAO day xaw a maandu un peu ci seen i mbir loolu Union africaine moo koy gérer. ci mbirum Union africaine la mais li am solo ñu doon wax sàng ci mbirum Yaya Jammeh ak tey buñ sampee Adama Barrow jox ko lenge yi nag man jàpp naa ne bu Barrow jëlee discours wax ni tas naa parlement bi levé naa. li nga xam mooy état d'urgence bi Jammeh décrété woon. bu ko levé du mu bett. il faut mu ne comme que fal nan ma léegi jël naa lenge yi. parce qu'il faut mu jël ay décisions majeures au moins pour wane ne man jàpp naa ni la muy njëkk a def mooy Gambie kat léegi képp koo xam da ngaa bëgg a dox si soxla nagal dox ko soldat si bu dee yéen a ngi ànd ak man foofu lay xamee ba xam sax armée mi nga ànd moom wala déet na ngeen levé seen état d'urgence bi ngeen nekkoon bu ko soldat si levé ñu xam ni kat ñii moom jox nañu bopp Adama Barrow. bu ñu ko maintenir soo jàpp naa ne CEDEAO nag. bal mu foofu lay gën a compliqué. ndax doo xam ñan ñoo loyal ak ñu loyal. voilà moo tax liggéey la bu sérieux bu technique dafa laaj ay stratégie dafa laaj dal xool ñu koy gérer bañ ko yàkkamti c'est important surtout ci période bi nga xam ci lañ nekk parce que contexte la boo xamante ni encore une fois de plus dañ koy répété Sénégal mën na ci ñàkk comme mën na ci perte moo tax fii dañ ci woo leadership le président Macky Sall on le sait on n'insulte pas son leadership mais c'est-à-dire waxaat dafay defar. pour que ñu xam ni intérêt bi. gis-gis yi benn la Pape Ousmane mais yaakaar naa li ñu am ci fond d'écran moom mooy li nga xamante ni mooy investiture bi. bien sûr fi mu toll nii cérémonial bi commencé na c'est vrai que nag boo xamante ni investiture boo xam ne c'est toute particulière parce que dañ doon gis protocole yi nga xamante ni ñooy am ci investiture yi. ñii di wax mais yaakaar naa ne bii yoon su ma jumlee bariwul ay chef d'état yoo xam ne nañ ko fekkee. investiture bi am na particularité boo xamante ni ci investiture bi la nekk bu Barrow bi ndax. déjà ni mu bindoo la ku ñu jëlee si dëkk déjà ñëw ci ambassade Gambie fii ci Sénégal ku ko xam ni déjà ni mu tuutee rek déjà mënul contenir yéen ki loolu tax ñuy comme ni ñu koy gisee ci image yi nit ñi di ñëw foofu taxaw ci biti di manifester li nga xamante ni mooy seen contentement. vous avez parfaitement raison donc muy waxtu boo xamante ni ñu ngi ko doon xaar comme ni nga ko waxee contexte bu particulier la nekk ci situation boo xamante ni bu particulière la fii ci Sénégal même bu fekkee entre guillemets ñu ngi wax ni ambassade boobu noonu mën nañ ko considérer comme terre gambienne ba léegi parce que Gambie ci biir la mais ce qui est sûr mooy que ni lu mel nii yaakaar naa guleet muy am Sénégal benn chef d'état boo xam te ne élire nañ ko mu ñëw ba ci réew mi di prêter serment. nga gis ful bi gis nga comme ni nga ko waxee sànq code bi ñuy déggante ak moom lii la doon expliquer que ni bëri na ay Gambiens ak Gambiennes yu ñëw en masse te lii c'est-à-dire lii dafa baax day wane. maanaam dogu gi ñu dogu pare pour gunge ki nga xam moom lañ fal c'est important lii signal fort la boo xam ne war ñu échapper nga gis ni ñu koy waxatee Gambiens yi vraiment sol seen t-shirt war nga mën a xool hashtag bi nga xam ne moom lañ def Gambia has decided waaye Gambie maanaam joxe na turam c'est important xam nga lii yëpp day wane ni tey peuple gambien bi ñu ngi réaffirmer li nga xam te ne moom la ñu affirmé woon ci urne yi mooy que ni Adama Barrow la ñu choisir moom la ñu tànn lu mel ni signal la pour que Yaya xam ni effectivement maanaam il est seul dans ce combat te moom rek moo ci perte bu fekkee ni nanguwul xam ni jamono ci ñëpp bàyyi nañ ko ginnaaw li mu war a def et c'est toujours possible mooy que na fexe sortir ci porte bi nga xam te moom la ñu sàkku ci moom lu ko mooy wéet ci combat bi te boobaa bu ñu ko jëlee xëy na ginnaawam wala après dina metti parce que quoi qu'on puisse dire bu fekkee ni chef d'état yi ma gis ni bu ñu manko boolo plus les puissances étrangères foofu ñuy àddoo la Adama Barrow di egsi ci fi li nga xamante mooy ambassade bu Gambie fii ci Sénégal xam naa ne ñu ko waxee rek ne tuut nag dinañ dem foofu nga xamante ni mooy ci ambassade ba teewlu li nga xam ne mooy investiture nag bi nga xamante ni bu Adama Barrow moon Mbacké un peu par rapport ak contexte bi ak déjà situation bi gis nga ñu peuple bi déjà Gambien yi ni ñu defee mobilisation en masse ñoom ñëpp mel ni tey ji libération ci ñoom waaw libération la ci ñoom moo tax ñu ñëw ci tam li ñuy wax naan Sénégal ak Gambie ay doomi ndey lenu benn bopp la kenn du ko xar lii mooy firndeel ni tey ndax daanaka Pape mi ngi koy wax sànq lii moom dafa historique maanaam dañ koy bind ci taarixu Sénégal année 2017 jàpp date bi ni kat ci le président Gambie Adama Barrow fii la waate woon fi la prêté woon serment loolu nag dafay doon lu historique ci beneen mbir mu ci historique bi ci am mooy tey la ni ko li ma doon wax sànq
fii nag la ñuy xamee Adama Barrow yan décision lay jël ci mbir mi te je pense que sax amut ma lay am dem dikk fii la war a taxaw def déclaration fi ñu ko faleen waaye nag man am naa benn question boo xam war naa koo posé benn juriste wala ñoom Babacar Gueye ñu seen xam màcc jëm ci wàllum constitution parce que man li ma jaaxal mooy war na am benn juriste maanaam président conseil constitutionnel waroon naa taxaw bu doon teg Gambie la juridiquement day am ku taxaw nangu prestation de serment bi tey nag comme que Barrow mi ngi hors Gambie mi ngi fii tey Dakar naam ñi ngi naan ambassade bi dañ koy considéré comme territoire gambien mais ndax dëgg nag loolu maanaam juridiquement bëggoon na daal ku ma ko faram fàcceel tuuti xam naa codé mi ngi muy dégg jombul du ñàkk dana mën a interroger benn juriste ko mënoon amaat juridiquement ci wàllu woowu en ligne jël ko mu mën ñu wax donc tatel ñu le poul un peu ambiance bi nekk foofu ci image yooyu ñuy gis nga xamante ni nag Adama Barrow moom moo yegg si noonu fële nga xamante ni mooy ambassade bu Gambie fii ci Dakar Pape Ousmane par rapport ak déjà gis nañ mobilisation bi gis nañu euphorie bi déjà nit ñi souvent nag yooyu la ñuy ragal déjà gis nañ fi ay président yoo xamante ni bi ñëwee jàpp beeg euphorie bi yóbbu na ful bi ba après bi ñu toogee tuuti ñaari weer ñetti weer dañoo gën a yokk pression ak nit ki ndax niñ ko li yaakaar yi teg ci moom effectivement surtout sax le cas de la Gambie parce que comme ni ñu ko waxee pendant 22 ans waaw dafa mel ni Adama Barrow moom mooy wàcc noonu ñu ngi également gis ci biir salle bi des personnalités yoo xam te ñu ngi koy xaarandi c'est pour vous dire que ni peut-être que lépp tout est en place desul lu dul ay waxtu rek ku mel ni mu ngi nii ñu koy gis ci image yi muy Adama Barrow vraiment yëkkati loxoom di sympathiser un peu avec la foule gis nga di wane hargne bi c'est pour vous dire que ni détermination am na confiance am na nit la koo xamante ni mu ngi retrouver ay markam c'est vrai que ni bi ñu koy dénk bi ñu koy wax ni gagné nga peut-être jamono boobu xawoon na timide mais léegi ñu ngi gis ni peut-être que nit la koo xam ne mu ngi jël ay markam te lii ay signal la yoo xamante ni dafay redonner confiance parce que li ñu war a comprendre ci jamono ji mu toll nii ci Gambie nga xam ne dañ ko soxla mooy que il faudra que le nouveau président mu recréer waat l'espoir parce que dafa am benn espoir boo xamante ni tey Gambiens yi dañ ko placer en lui et je pense que mesurer na ampleur bi jàpp naa liggéey bu koy xaar et lu mel nii daf koy aider mu xam ni que ni vraiment wéetul benn yoon moom Adama Barrow ci combat bi parce que ak askan bi nga xam ne ñoo ko fal tout le temps ñu ngi koy topp ñu ngi koy wan ne ñu ngi ci yow ñu ngi fi et lu mel nii daf koy témoigner tey bu fekkee ni Gambiens yi vraiment ñoo ñëw def en masse wane ko ni ñu ngi fii ñu ngi ànd ak yow ba ci sax bi ngay waat pour nga xam ni jamono bi ngay waat nekkul da nga cee wéet mais ñun ñu la fal ñu ngi fi jegale et je pense que loolu lu baax la pour luy remonter moral ñi nga xam te lu am solo Mansour ni ko waxee ñu gis ko mooy Adama Barrow nit koo xamante ni ku ancré la déjà ci ay valeur parce que dañ ko gis man bariwul lu ma ko gis Adama Barrow mu sol costume gis naa ko daal bëgg na yére wolof li ñu koy waxee yére wolof koy sol daal di koy ñëw bu simple ñu koy waxee noonu la mën a mel parce que sànq maa ngi dressé daanaka genre portrait Adama Barrow doomu baykat la di kaw comme man ak yow ak Pape Ousmane mi jóge ci kaw ga jàng ci primaire ba ñëw réewu taax Barrow looloo ko dal dafa doon doomi baykat baxam dugal ko école mu jàng ba ñëw capital am diplôme xuus dem Londres àggale njàngam je pense que du fàtte fa mu jógee ci loolu dafa am solo ci nit bul fàtte fa nga jóge c'est important sa cosaan boo ko fàttee rek da ngay daal di am foo dugg faneen moo tax nii muy def nii c'est important ci loolu day amaat gëdd gu muy joxaat Afrique am gëdd gu muy joxaat ña ko yaakaar fal ko ndax bi ñu koy tànn di ko def candidat opposition bi dafa métti woon ci opposition bi ndax Yaya Jammeh dafa jàpp ñu bari ci opposant gambien yi ñii mu fàtt leen ñii mu toroxal leen ba ñu bari sax mu duñ koo tal ñu xalaat ni kii daal ci doxam ci bitim réew def na bitim réew am na tuuti askoom am na wegeel bu ko waa Gambie def nan ko jël muy seen candidat kon yaakaar naa ne du tas yaakaar ñooñu ko yaakaar ndax ñoom li seen jaan wàcc na ñoom Gambien yi dañoo waroon a jëlee Yaya Jammeh ci bopp réew mi jël nañu ko donte nag coow yi bari na président par défaut ou pas lu ci mën di xew boo waree am ko dem rek faaw mu am ko war a ñëw ca ban defee seen choix dañ ko porté ci Adama Barrow moo war a ñëw kon yaakaar naa ni tey ñi ñuy xaar ci moom bu defee li nga xam mooy prestation de serment bi mu jël ay décisions yoo xam te ne bi dafay gën a rassurer peuple gambien bi wax ak adduna bi foofu laa koy gën a xaar fi mu toll nii ci maa ngi xaar sax mu def appel boo xam te ne bi day gën a woote apaisement ci Gambie wax ak peuple bi na ngeen calme na ngeen dal du ñàkk sax mu cokkaas Yaya Jammeh ak militaires yi nga xam ñoo nekk ci mbedd ak seen i gànnaay li mu wax am na solo Modou Mbacké waaw ci contexte bi surtout que parce que boo xoolee tey boo jëlee crise bi ba muy door volte-face beeg léegi coow lu ne jub na ci wax ju ne jib na ci tey ñu yegg si jamono boo xam dafa war a waat jël ay responsabilités en tant que chef d'État je pense que foofu la ñu xaaree maturité chef d'État maanaam nga mën a xam ne tey lépp a ngi say loxo nga war a mën a jéggale yëkkati ay kàddu yoo xam te ne day jëm ci apaisement nit ñi xam ni
jaroon nañu xeex jaroon nañu wax pour que ñu mën a yegg si fii waaye bi ñu fi yegsee nañ ànd ak dal et c'est important te fii yaakaar naa comme ni nga ko waxee Modou Mbacké du ñàkk ci ay conseils dinañ ko wax lu mel ni maanaam mu am benn message d'espoir boo xam ne dafay ànd ak apaisement ak dal wax nit ñi aussi de manière claire fu mu jëm c'est important jusqu'ici peut-être xëy na yëruñu woon trop ci li nga xamante ne fa la bëgg a jaar ak réew mi dina doon baax peut-être après investiture am xaw ma mu war a mën a jàkkaarloog askan wi wax leen kat ni li weesu benn page la bu ñu tourné. dañuy ubbi beneen page boo xamante ne xëy na jàmm lay doon unité mais fexe nu ñu liggéeyee pour que Gambie. vraiment jafe-jafe yu mu nekk. c'est vrai que gis nañ ko ci ay réew yu bare bari yoo xamante ni historiquement parlant amoon nañ ay jafe-jafe yoo xamante ni jafe-jafe yu métti waaye tey jii fàtte nañ loolu ndax liggéey rek boo xamante ni souvent ay message la yoo xamante ni jot nañ ko livré mais dañuy xamal que ni sunu natango bi di Codé Ndiaye mi ngi en ligne Codé foofu est-ce que mën nañoo xam rek déjà par rapport ak gis nañ ci image léegi kii nga xamante ni mooy président nouvellement élu bu Gambie di Adama Barrow que egsi na foofu est-ce que mën nga ñëw faire vivre un peu li nga xamante mooy ambiance bi am foofu. effectivement ni nga ko waxee noonu la Adama Barrow yegg na fii ci ay simili ginnaaw alors liñ ci mën na vraiment sécurité bi mi ngi en place bi mu ñëwee vraiment gis nañ mu ngi ñëw ci benn sport bu am solo parce que jamono yi ma yow nag comme ni ma la ko waxee woon presse bi moom mi ngi ci biti alors ñoom ñu ngi ci Adama Barrow dugg na léegi ci biir ambassade bi xam naa ne de moment tànn danañu commencé inscrire bi mais li ma bëggoon def mooy jéem a am ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Sidiya Bayo yéen a ngi koy fàttali Mansour. Cheikh Sidiya Bayo waaw mën nga ko jël ko. nekkoon opposant Yaya Jammeh tey nag mu ñëw teewee li nga xamante ne moom mu ñëw teewee li nga xam ne mooy investiture bi léegi suñu ma jox la ko rek nga mën a am réaction par rapport ak li nga xamante ne nii moom moo am ci jour ci bés bii nii alors jëm naa fi jël seen responsable mu wax ma impression ma jëm ko jege ba xam est-ce que dina possible avec la sécurité ñu ma permettre ma jël un peu Cheikh Sidiya Ba mi nga xamante ne nii xamoon nañ taxawaayam du temps de Yaya Jammeh xam ngeen ne sax teew nañ ko fii Sénégal yóbbu ko fii ca France loolu ne woon ci ndigalu Yaya Jammeh tey nag moom jël nañ ko sànq ci réaction sax waaye bëggoon naa au moins ñu am ko ci en direct gannaaw bu mu yëkkatee ay cadeau xam le ne également kontaan na ci Cheikh Sidiya yaa ngi en direct ci DTV est-ce que mën nañu xam tey sa réaction par rapport ak li xew fii ambassade bu Sénégal en français est-ce que quelle est votre réaction par rapport à cette investiture aujourd'hui qui se déroule aujourd'hui au Sénégal? Tout d'abord, je suis là pour être aux côtés du peuple. Je ne suis pas venu assister à la cérémonie d'investiture parce que je voulais que ce soit symbolique. Je n'ai pas cherché à être là pour cela. J'ai d'abord voulu être avec le peuple gambien. Moi, je me suis toujours battu pour le peuple gambien. Le président élu Adama Barrow est ici à la demande de la CEDEAO. C'est très sensible. Je n'ai pas cherché à être là en cérémonie d'investiture, mais mon message est adressé à la Sénégambie. On se doit d'être unis par les liens ancestrales. On se doit aussi de nous entraider quand le moment est venu pour le faire. C'est ce qu'a fait le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Je le remercie encore. Pour le reste, je pense qu'une nouvelle Sénégambie unie et démocratique. Vous avez été un proche opposant de Yaya Jammeh. Aujourd'hui, quelle lecture vous faites de la situation de l'élection de Barrow? C'est une victoire. C'est une victoire. C'est une réelle victoire pour tous ceux qui se sont battus pour la liberté de la Gambie. Le reste, le meilleur reste à venir. Vous comptez retourner en Gambie? Oui, mais je suis déjà en Gambie. Être au Sénégal, c'est être en Gambie. Merci Sidiya Bayo. Alors Mansour, mu nekkoon Cheikh Sidiya Bayo ñu xamoon taxawaayam ci jamono Yaya Jammeh. Comme ni ma ko waxee sànq jóge woon na ci Sénégal Yaya Jammeh ne woon nañ ko jëlee Sénégal loolu waroon mu dem tey ca France tey ji nag mu ñëw teewee investiture bi nee na dafa ñëw ngir défendre légalité défendre constitution et que le président nouvellement élu Adama Barrow dafa war a toog Yaya Jammeh comme peuple gambien choisir na mu jóge ci bopp réew mi loolu daal moo fi nekk pour l'instant en attendant ñuy ñëw ak yeneen réaction ak yeneen également information ba xam investiture bi nu muy mujjee Mansour. voilà ñu lay jaajëfal Codé Ndiaye di suñu naataango bi nga xam ne nag moo ñu teewal fële nga xamante ni mooy ambassade bu Gambie bu nekk fii ci Sénégal foofu nga xam ne nag fa la xew-xew bi war a amee di investiture ki nga xam ne mooy Adama Barrow di le président nouvellement élu de la Gambie ci kàddu Cheikh Sidiya Bayo rek man ñaari mbir laa ci jàpp jaajëfal gi nga xam ne nag jaajëfal na ko président réewum Sénégal di son excellence le président Macky Sall ci liggéey bi nga xam ne rek jot na ko demal waaye tamit xalaat ak njort bu rafet bi mu am ba jàpp que ni tey ji nouvelle ère va s'ouvrir en Gambie. man dama jàpp ni taxawaay bi Yaya Jammeh am nii moo jur li yëpp kon lu baax la
parce que bu fekkoon peut-être ku mel ni Yaya Jammeh antetewul woon ba li yëpp xew unité bi ñuy gis ci ñenn ñi ñoo jàppale Adama Barrow du am xëy na day gis ñenn ñu fipp mais mu ngi mel ni jamono ji ñi nga xamante ne xëy na faroon nañu ak Yaya Jammeh bàyyi ko dajeeg ñi nga xamante ne ay opposition lañ regroupé wu autour de Adama Barrow ñu dem ba gis ni fi mu ne nii li war mooy unité ñu ñëw booloo ànd pour l'intérêt benn intérêt rek mooy fexe ba Gambien yëpp gis seen bopp ci Adama Barrow loolu jàpp naa ni crise bii nga xamante ne Yaya Jammeh moo ko créé moo indi lii. donc ci benn côté li naan mal nécessaire baaxoon na parce que tax na tey Gambien yi ñu gën a booloo gën a jàpp que ni jot na pour ñu fexe jàppale ki nga xam ne moom la ñu jiite pour que fi ñu jëm au moins ñu yombalal ko mission bi. alors sànq yaa ngi koy wax mooy leadership ak dalal bi nga xam ne le président Macky Sall def na ko mënu woon def autrement comme on l'a dit Sénégambie la ñu wax. Gambie ci biir Sénégal Sénégal Gambie waaye ñuy dem en direct rek fële nga xamante ni mooy ci ambassade bu Gambie bi nekk fii ci Sénégal nag teewlu li nga xamante ni mooy xew-xew ba fa am. Here at the diplomatic mission of the Republic of the Gambia for a very auspicious event. It also gives me a special honor and privilege to welcome you to the new Gambia, a Gambia that is at peace with itself, at peace with its neighbors, and a Gambia that is open for the world. The event today is very solemn. It's a historic event. All of us gathered here are making history. We are all part of a great history that will be told for generations yet unborn. Our nation have determined, for the first time since 1965, to make a radical turn after 22 years of grueling, brutal dictatorship. Our people have determined, and they have opted for change. They voted for change, not for the past, for their past, but change for their future, so that the Gambia will become a significant member of the International Committee of Nations. The Gambia will perform and fulfill its obligations under international law, and that the Gambia will begin a robust diplomacy to engage the world and participate effectively in international development and solutions that face the world. The Gambia will now become an important member of ECOWAS. It will be a very worthy and noble neighbor to our sister republic of Senegal, with whom we share everything from blood, from heritage, from culture, from parentage and history. The Gambia will be an active member of the African Union, where it will join with other partners in order to resolve the crucial issues and problems that are facing the continent. The Gambia will fulfill its sovereign obligations in the United Nations, working in partnership with our bilateral and multilateral partners. Today, I am honored to introduce Sheriff Mari Tambedu, Mr. Sheriff Mari Tambedu. He is the president of the Gambia Bar Association. Under Gambian law, under the Constitution of the Gambia, before the invocation of Section 63 of the Constitution of the Gambia, Mr. Sheriff Mari Tambedu, the president of the Bar Association, is legally competent to perform the official function that we are about to witness today. He is going to administer the oath of office to the President-elect, His Excellency Adama Barrow, and subsequent activities that will follow will all be compliant in accordance with the Constitution and other laws of the Republic of the Gambia. Thank you very much. Your Excellencies, alors, la cérémonie a démarré. Your Excellencies, distinguished guests, please be upstanding to welcome the new president.
Thank you. Thank you. Please be seated, Your Excellency. Your Excellency, Adama Barrow, President and Head of State of the Republic of the Gambia. Your Excellency, Sheriff Mary Tambadou, President of the Gambian Bar Association. Your Excellency, Muhammad Boun Abdallah Dionne, Prime Minister of the Republic of Senegal. Your Excellency, Marcel Alain de Souza, President of the ECOWAS Commission. Your Excellency, Mankeur Ndiaye, Minister of Foreign Affairs and Senegalese Abroad, Republic of Senegal. Your Excellency, Mohamed Ibn Shambas, Special Representative of the Secretary General of the United Nations for West Africa. Your Excellency, Mustafa Cissé Lo, Speaker of the ECOWAS Parliament. Your Excellency, Alima Ahmed, Commissioner for Political Affairs, Peace and Security of ECOWAS. Your Excellencies, Ambassadors of the UN Security Council member countries accredited to the Republic of Senegal. Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps accredited to Senegal. Distinguished guests, in your various ranks, grades, and positions, all protocols observed. Representatives of the Fourth Estate, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the inauguration ceremony. It is the day the good people of the Gambia have been waiting for. So, we are here today to attend the swearing-in ceremony of His Excellency Adama Barrow, President and Head of State of the Republic of the Gambia, following the presidential elections held on 1st December 2016. This ceremony, placed under the auspices of the Economic Community of West African States, ECOWAS, will be organized in the following sequence. First of all, His Excellency, Mr. Sheriff Mary Tambadou, President of the Gambian Bar Association, will invite His Excellency Adama Barrow, the President and Head of State of the Republic of the Gambia, to take his oath of office. Then, the national anthem of the Republic of the Gambia will be rendered for the first time. The new President and Head of States will deliver his inaugural speech. It will be followed by a joint ECOWAS, UN, and UA statement. We will have the second rendition of the national anthem, which will be followed by the group picture. Without further delay, let me invite His Excellency, Sheriff Mary Tambadou, President of the Gambian Bar Association, to receive the oath of His Excellency, Mr. Adama Barrow, President and Head of State of the Republic of the Gambia. Now, Your Excellencies, distinguished guests, please be upstanding for the rendition of the national anthem of the Republic of the Gambia. Your Excellency, please take the Quran with your left hand. Hold it with your left hand, please. And please raise your right hand. I don't need the mic. I don't need it. Please repeat after me. I, Adama Barrow. I, Adama Barrow, do swear. Do swear
that I will well and truly execute the functions of the office of the President of the Republic of the Gambia, the office of the President of the Republic of the Gambia, that I will preserve and defend the Constitution, and that I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. So help me God. Thank you. So remain upstanding for the national anthem. Please be seated. For the Gambia, our homeland, is the national anthem of the Gambia. It was written by Virginia July O and composed by Jeremy Frederick O, based on the traditional Mandenka song, Fodekaba Dumbia. It was adopted after an international competition to produce an anthem before independence in 1965. Now, Your Excellency, Adama Barrow, President and Head of State of the Republic of the Gambia, may I respectfully invite you to deliver your inaugural speech. Fellow Gambians and friends of the Gambia, I humbly stand before you to address the whole world. The Gambia became independent in 1965. But Gambia have changed